waxtu ci télévision Futur Média mbokk yi xarit yi ñu seetaan da leen jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës bëccëg gi ñu jagleel forces armées tey jii ci alxamis ji màggal nañu ko ca diwaanu Ndar commandant bu zone militaire numéro 2 di dalal xelu askan wi moom nag la mu wax rek moom mooy daal ñu jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ca Matam ak li ko wër amoon ay tiitaange ci lu ñaan ay jihadiste ak yu ni mel maanaam ñu ngi ko bërëb ba ne bu yóbboon na xel dal ndax ñoom lépp lu ay jumtuwaay jël nañ ko ci mbir mi ceeb ak suukar léeg-léeg mu jafe ci marché bi soxna yi nekk ci marché bi di ko wër ba sonn gisuñu ko ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa commerce intérieur ñu ngi dalal xelu askan wi la ñu wax nag mooy lu jëm ci wàllu ceeb moom la ñu def ñoo ko tey ndax la ñoo bëgg rek moom mooy fexe ba askan wi daal di jëfandikoo ceeb bu mbay mi ganu ko xibaar yi di Cheikh Cissé daan ci waxtaane sëñ bi Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou. may fàttali ne yaay vice président UNACOIS jàppoo ci kanam tuuti daañu waxtaane ceeb ak li nga xam ne moom mooy suukar leneen itam luñ fas yéene waxtaane di pétrole ak gaz Sénégal bi nu bëgg di ab kuréel di sàkku ci njiit réew mu Sénégal mu wax ak askan wi ñoom waa Sénégal bi nu bëgg nag la ñu wax rek daal moom mooy ci taskatu ak seen ndaje ak taskatu xibaar yi beneen ponk muy lu jëm ci mbindu mi ci liste électorale waaye itam carte d'identité yu yees yooyee ñuy defar Ndiouga Dieng waykat la woon génn na àdduna tey jii ci suba yam ak fukki fan mu ngi ko defee nag ci hôpital principal gannaaw ba mu fa tëddee lu yàgg ci feebar moom nag Ndiouga Dieng jaar na ci armée jaar na itam ci métier électricien doomu ndem si yàlla Ndeye Ngom Bambilor fekk baax ca diwaanu Tëngéej daan ci ñëw Fatou Bintou Konté li ci yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye tàggat yaram naka noonu ñoo nar a tëj xibaar yi ngeen taxir lu bokk yi ñu faram fàcce yi les ponk. mbokk yi bisimilah xibaar yi nañ ko junjee noonu lañ koy dooree dañuy doxantu ba Ndar waxtaane fa bëccëg gi nu jagleel wàllu forces armées tey jii la ñu ko faamal ci suba commandant ba nag wax na ci leneen muy lu jëm ci wàllum jihadistes yi ñaan ña nga ca bërëb baax yu ni mel ba taxoon na sax ñenn ci askanu Matam xawoon na tiit la mu def rek mooy dalal xel yi ne lépp lu jëm ci matuwaay ñoom dinañ ko jël ba mu mat sëkk colonel Mbaye Cissé bu commandant zone militaire numéro 2 la ñuy teewlu ay kàddoom Ousseynou Diop ak Habib Seck toogal télévision Futur Média ca Ndax ak li ko wax ñoo ko taataan. région de Matam mun naa leen wax nit ñi ñu ngi doxi seen soxla di dem di ñëw sécurité liñ ci waroon jël yëpp ci matuwaay yëpp jël nañ ko mooy dalal seen xel ne foofu ku nekk mun def li mu doon def macha allah la sécurité de tous est garantie. kon li rumeur yooyu amul lu leen tiitalu leen yéen. non ñun suñu liggéey la ñuy def loolu du lu ñuy tiital. bu nekkee ñëw na ñun am na ay jéego yu ñu ci war a def dox nañ ko parce que aar environnement mooy yaxanal ak sàmm loo xam ne ba ëllëg ak si biir population yi du ñu nekk ci insécurité parce que environnement bi bu ñu ko protégé wul lu muy jur mooy population yi seen koom-koom seen béy et tout ce qui la ak seen gàncax yooyu yëpp dañ koy perte te bu ñu ko pertee mooy pauvreté taxaw na te pauvreté bu duggee rek ci fenn rek mooy ne conflit commencé na. donc armée bu jëlee bés jagal ko loolu nekkul ne dañu génn ci li ñuy def déedéet ñu ngi ci biir parce que xam nañ ne bu ñu aaree environnement boobu ñu ngi participer ci condition de paix ñu ngi participer ci environnement boo xam ne nit ñi dinañ mun a déployer seen activité en toute sécurité à côté des forces armées. bëccëg gi àdduna jagleel wàllu armée bi itam màggal nañ ko fii ci Ndakaaru ci teewaayu njiitu réew bu Sénégal di président Macky Sall dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ak sunuy reporter ñu wax ci beneen ponk bu soxal askanu Sénégal muy lu jëm ci wàllum suukar bu mokk bi rawatina jamono ji léeg-léeg teg ko bët jafe na marché ngelaw duñu ne déet ndaxte la ñu gis moom mooy léeg-léeg nga gis soxna su wëndaalu ba sonn du gis suukar soo si dee jaaykate itam mënuñu koo teg bët ba sax na sax nee ñu nag nguur gi war naa wax ci mbir mi ndax mi ngi bëgg a ëpp ñu teewlu gëstu bi ñu leen defal ca marché ngelaw ma nga ca Grand Dakar. mu bàyyeekoo Sicap Liberté 3 di wër suukar nekk lu jafe jamono ji ci marché bi soxna si ne xam na ci dara. suukar si seet na moom lay wër nii de seet na lool nag dëgg yàlla seet na moom lay wër amaguma ko ndax damay ngénte moom lay wër amaguma li ma soxla bari na nag ndax damay ngénte damay beñe damay laax. suukar bi moom manqué na depuis weer tabaski ba léegi presque mënatuñu ko am lu doy suñu stocké presque. fii ci marché Ngelaw nag gis fi suukar lu jafe lay doon commerçant yi nee ñu dañuy def seen kem kàttan ngir am ko
ñu teg ci sax ne saagu juróom fukki kilo bi ñu daan jaayee juróom fukki junni ak juróom benn téeméer yu manqué jamono ji dañu koy yokk bu baax Mamadou Sow moom nee na lu jege ñaari weer a ngi nii magasin bi mu daan denc ci suukar amatu fa dara. non aw ma suukar nag non ñi koy jaay léegi prix bi marché noir la rek parce que duñu la bindal facture da koy jaay 28000 yooyu prix bi. suukar moom fan yii dafa manqué trop ak période mangal bi nii xam nga suukar waru manqué noonu quoi gars yi war nañ cee dimbali quoi. mu ne gars yi kenn waxaguñu lu tax suukar war a manqué quoi xamaguñ lu tax mu manqué nii dañoo jékki-jékki rek gisuñu suukar nii. saako 50 kilos bi 27750 loolu lañ ko doon jaayee quoi. waaw moo am nañu koy jaay lu ëpp moom. commerçant yi ne ñu fi mu ne nii daal xamuñu sax suukar si manqué gi mu manqué fan la jóge ba tax na sax ñuy sàkk ci nguur gi mu gindi leen ci mbir mi. ñu ne état bi nag moo war a wax nit ñi lu leer ci suukar bi man loolu laa bëggoon quoi ñu xam lan moo waral manque bi waaw bu fekkee ki koy jaay mënul doyal satisfaire Sénégalais yi ñu xool beneen solution ñàkk suukar bi kay li ko waral ñëpp xam nañ ko benn jaaykat rek moo am ci suukar wala Sénégal yëpp occupé marché bi gars yi war nañ fexe pour lijjanti yeneen fournisseurs yi mën a indi suukar. suukar nag wër ko ñu bari moom la ñu xëy di ko def jaaykat yi ak jëndkat yi ne sonn nañu lool. waa commerce intérieur ñoom gis nañ ci tontu la ñu wax rek moom mooy li tax suukar si jafe mooy daal dafa amoon ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllu importation ak li ni mel ceeb moom ñu ngay dalal xel yi nee ñu la ñu def moom ak tayef la ndax la ñu bëgg rek moom mooy fexe ba askanu Sénégal daal di jël ceebu mbay bi moom jëfandikoo ko te bàyyi ceeb bi ni jéggaan yi ndax ceeb bi ñuy bayee ci réew mi nee ñu moo gën te moo gën a bees moo gën a gaaw a rees su samay kàddu ñoom ñoo ko wax dañuy teewlu Oumar Diallo ak Adia Tall ak Modou Diop. suukar bi dafa am tension ci distribution bi ndaxte suukar bi mu ngi fi boo xoolee suukar bu mokk bi moo xaw a manqué tuuti parce que li ko manqué mooy que dafa am importation yoo xam ne ni dañ ko autorisé sous forme de quota ñu jox ko une partie jox ko compagnie sucrière beneen partie bi ñu jox ko yeneen importateurs sénégalais yi malheureusement pour ñoom bi ñu demee sur le marché international ñu gis ni ko njëgu suukar si foofu bu ñu ko jëlee andi ko fii Sénégal duñu ko mën a jaayee ci prix bi nga xam ne ni moom la ko état bi fixé. deuxième chose bi mooy que ni dañu toll ci période de très forte demande liée à maanaam màggal bi nga xam ne ni moom lañ jëm si donc dañu demandé ñu privilégier màggal bi yóbbu fa lu toll ni 800 tonnes de sucre pour que problème sucre bañ a am à Touba. sucre importé bi déjà ñëw na ñu ngi koy commencé distribuer mu ngi dugg ci place bi mais deuxième chose mooy que ni fii ak le 15 novembre compagnie sucrière suukaram dinañ bi muy bay fii ci réew mi suukar soos dana ñëw ci produit ci marché bi. li am ci ceeb bi mooy que ni mënuñu comprendre ñu am ay stock gu ceeb yi nelaw fële ci vallée bi ba pare ñuy continuer di dem bitim réew di jéggaane ceeb di ko indi alors que ceeb bi ceebu entier la am nañu ceeb parfumé am nañu ceeb brisé ci vallée bi. donc ñu décidé ne léegi dañuy def restriction maanaam dañuy wàññi importation wu ceeb parfumé bi ak ordinaire bi pour permettre ñun suñu ceeb bi nekk ci vallée bi ñu jaay ko. moom ji ñu àddoo sax ña ngay amalaat ndaje mu am solo ca ministère du commerce di fa ñuy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu jënd ak jaay ndaje moom itam la ko waral mooy naka la ñuy def ba indi saafara ci ceeb bi ak suukar si rawatina suukar su mokk si te jamono ji nag daanaka mu xawoon a jafe sunu gànnaaw diggu xibaaru diggu bëccëg gi moom it ci njënd ak njaay la yëngatu ndax Cheikh Cissé mooy vice président bu UNACOIS Jàppo sëñ bi Cissé seetaan nga ñaari élément di ci rédaction bi def gis nañu ne kër jafe na ñeneen ñi di wër ceeb mu mel ni yéen xam ngeen mbir mi naka la demee commerce intérieur itam indi nañ ci leeral waaye yéen ñi nga xam ne yéen a nekk bokk ci principaux acteurs yi lan moo waral ñu jekki ba mu jàgg mu ne këtt na joon ñu ne ceeb ak suukar moom teg ko bët dafay jafe. merci beaucoup Fatou ñu ngi lay nuyu di nuyu Sénégalais yëpp fu ñu mën di nekk ak ñu nekkul Sénégal dafa mel li nga may laaj sama tontu. image bi jàll waxal na ma ko ba pare. ku ne xam na ne pénurie am na. ci ceeb mais collègue bi jàll li mu ci wax dégg ngeen ko dañuy favoriser riz bi nga xam ne moo nekk ci vallée bi. quant à suukar bi comme ni mu ko waxee aussi joxoon nañ autorisation yi nga xam ne amoon nañ habitude di ko def joxoon nañ leen ay autorisation ñu importer mais bu ñu demee coût bi yeeg mënuñu ko exécuter. compagnie sucrière ci boppam ñun dañu signé ak ñoom contrat de partenariat. convention de partenariat depuis 3 ans. à chaque fois que ñoom ñu produire stock bi ñu am dañ ñu ko yónnee chaque mois tey ce matin bi ma fay jóge nii stock yi ñu am li ñu am ci stock ñoom
am nañ tey ji 17000 tonnes mi ngi ci seen i magasin ñu garder Touba bi ñuy wax na ma ce matin tey la 10 li ñu leen jox ci suukar tey war naa mat 3000 tonnes. te loolu seen consommation weer la woon te tey la 10 jox nañ leen lu war a mat 3000 tonnes. ci suukar. waaw mais sànq dafa da nga wax sànq nga ne am na ñoo xam ne jox nañ leen diggal ñu dem importer ci suukar si dugal ko ci biir réew mi. kon su ma seetloo ndax kon compagnie sucrière sénégalaise bi fi nekk dafa mënta jox askan bi la ñu soxla ci wàllu suukar. c'est-à-dire mënu leen a jox li ñu soxla lépp ci wàllu suukar mais loolu la état bi xam ba muy organiser période bi nga xam ne. li ñuy bay du doy. moment boobu dañuy ubbi importation bi jox commerçant yi nga xam ne habilité lañ di ko def. jox leen ay DIPA pour ñu dem. importer. daana fi am at yi ñu génn lépp mosoo gis pénurie mais tey xam nga ñun dañuy sukkandiku ci dollar biñ leen ko joxee rek ñu dem comme ni ko suma collègue bi waxee ni léegi mënuñu importer à ce moment day répercuter ci approvisionnement marché bi. ci ni mu daan amee mais li am ni daaw ak daaw ji yëpp. bu heure bi masaan jot gab bi nga xam ne moom la compagnie sucrière mënut satisfaire dañ ko daan jox commerçant yi pour ñu dem jëndi ko ren bi ñu leen ko joxee mënuñu dem te compagnie sucrière aussi heure bi da ko daan bokk ak ñoom am na lu muy importer am na loo xam ne commerçant yi ñoo ko daan importer moom li muy importer comme moom puissance yi yemut li daal commerçant yi ci ñàkk man moom def na ko ba indi na li nga xam ne moom la waroon a indi parce que usine la yore donte da koy indi perte dafay obligation bi koy dal pour que mënu koo ñàkk indi bokk ci commerçant bi nga xam ne su ko indee bu pertee da koy bàyyi ñoom même bu ñuy perte dañ koy indi loolu laay wax ci suukar bi donc état bi def na li mu war a def bi heure arrêté suukaru compagnie sucrière bi doyulee jox na autorisation commerçant yi comme ni mu ko daan defee ñoom ñoo dem mënuñu am suukar c'est pour cela mu am rupture bi mais est-ce que foofu càggante itam amu fi toog ba ñuy ndax waruñu woon a jël ay précautions yoo xam ne war nañu mën a xam ne mën nañ dem ba mënuñu ko importer mais ndax waruñu woon a jël ay mesures yoo xam ne parallèlement dañ ko fi teg nga xam ne suñu amul la leen gënal ñu jël la fi sës mais ndax yoon la ñu bàyyi askan bi ñuy wër ay une semaine ñenn ñoo xam ne ab tabaski suukar day jafe loolu ci niñ ko daan defee état bi amu ci benn responsabilité comme directeur de commerce intérieur dafay waxtaan ak compagnie sucrière à chaque fois que moom ñu ngi jub moment boo xam na ne rupture day am daf ko wax na ko lim bay am na moment bi ñuy toll duutul mat du mën a satisfaire sénégalais. mais lan moo tax jëluñu ay mesures ba buñ fa accès. jël nañ ko ci période boobu direction de commerce. woote na benn réunion ñi doon importer ñëpp jox na leen autorisation ay DIPA pour ñu dem. nee naa la dañu dem di ko jëli mënu nekk. parce que dañu dem fekk kuy bi yéeg. ñu replier wu toog di xaar ba moment boo xam ne mën nañ ko war a jaay pour mën a équilibrer ak compagnie sucrière ñu door ko jëli. d'accord actuellement bu ñu ko jëlee nii tey. ñoom bu ñëwee duñ jaay. c'est pour cela mu am parce que prix bi day yéeg. dafa yéeg waaw mais ñu gis parfois itam ñu naan day am mais dañ koy denc ci mbir yi loolu nu mu demee. loolu moom du ma ci partager ak kenn. parce que commerçant mënul am marchandise di ko denc. parce que loolu à chaque fois que ñu wax ko dama koy weddi. parce que mais léeg-léeg ñu naan buñ demee ca port ba ña nga fa denc suukar ak ña nga fa denc ceeb information yooyu. naan nguur gi war na ndax yooyu information port suukar ba fa nekk wala ceeb mu nekk fa. ceeb comme ni ma ko xamee. waaw ceeb ba fa nekk am na ci magasin importateurs yi tey jii seen i magasin am na ceeb port am na ceeb suukar ak ceeb ñàkkul ci réew mi mais autorisation bi ñu lay jox nga génn ko pour yóbbu ko ci marché bi loolu la état bi mënul joxe parce que day xaar ñu jaay ceeb bi nekk ci wàll bi ba mu jeex. loolu moo indi problème bi fii ñu toll nii. waaw mais bu ñu toogee di xaar ceeb bi ci vallée bi mu jeex. ak ñiy jël seen xaalis dugal ko ci ceeb boobu ñoom naka la ñuy def ndax yéen a ngi def ay démarches pour ñu trouver solution. xam nga démarches yi ñuy def tey jii comme ni nga ko waxee ñoo ko bokk suivre. ministre de commerce mi ngi def réunion tey pour essayer xool nu muy décanter la situation. parce que ñoom ñoo habilité. Sénégalais yi seen ñàkk lekk ci état bi la nekk. ñun facilitateur lañ nekk en tant que ñu jiite ay commerçants. mais lu ma la doon wax ci affaire ceeb bi rek mooy ceeb bi buñ joxoon te ay DIPA fii ba ginnaaw suba da nga gis ne dana approvisionner marché bi. sànq yaa ngi wax ci kii bi nga ne ci sa intervention nga ni duñ mën a génne suukar si ndax buñ ñu ko woon a indi. ndax buñ ko jëndee duñ ko mën a jaay. moo ne day saagu 50 kilos bi daan jar 27 750. gars yi dañ cee yokk ñu ne marché noir beeg yu ni mel comme quel que soit alpha askan bi moom bu xasee ba bëgg suukar dina ko jëndee njëggu wuuteeg gi mu daan jar. loolu moom. denc marchandise doo ko jaay ni ma nekk seen avocat ci côté boobu laay ŋàññe képp koo xam ne kii. pénurie dafa am nga profité ci di yokk. waaw mais ñoom nee nañ du profité liñ ko jëndee moom moo cher moo tax ñu koy jaayee loolu. ça ne pense pas parce que suukar bi am na prix yoo xam ne yi nga xam ne ci réew mi fi parce que commerce dafa libre. mais
concurrent bi moo koy réglé soo xamee ne bii yaa ngi jaayee fukk kii di jaay juróom-ñeent day jaay ba jeexal te doo jaay man li ma jàpp mooy gisatuñ ko nañ ko daan gisee te loolu danaa ci interpellé compagnie sucrière parce que dañu am contrat bu ñu lié ak ñoom comme que ñoom wax nañ ne tey jii aujourd'hui 17000 tonnes mi ngi ci seen i magasin commerçant yi nañ dégg information bu ñu xool naka lañ leen koy jaayee ñoom ñoo ci xam ne mënuñu am accès ci ñoom ñu ñëw Unacois comme ni dañu nuy ay partenariat suñu diggante ak ñoom am nañ bunt yu ñu mën a jaar ba faciliter leen ñoom ñu war a mën a am suukar bi dañuy profité ci loolu itam di leen xamal ne ñoom compagnie sucrière suñuy collaborateur lañ mais dañ doon ñaan ñu ubbi ay dépôt ci régions yi. ko population bi gën a jege seen produit bi ñuy defal. yéen kuréel gu am doole ngeen sànq nee nga ñaawlu mais est-ce que ñaawlu gi rek doy na ndax bu ñu gisee seen naataangoo itam nekk ci marché bi di def du leen neex bu ñu gisee ne suukar jafe na bu ñu naree jaay kilo jaay 700 bu ñu naree jaay kilo bi 600 yokk ci du leen neex ndax yéen itam amu leen anam moo beneen liggéey bu leen war a def pour loolu mu dakk. mooy li ma def pour annoncer leen ne leen ànduñu ci ak ñoom mais commerce bi dafa libre parce que service de commerce léegi lu mën a def mooy. boo amee produit bu premier ci sa biir boutique mu ñëw jàpp ci mais prix yi du ci mënu ci wax lu dul ministre de commerce mu flambé de trop mu arrêté te arrêté bi mu koy def prix yi dafay nekk 3 mois at mu nekk da koy renouveler 2 fois. waaw mais loolu est-ce que ñoom tamit waruñu ci war a mën a wax ndaxte xool produit yi yàqu yi baax na waaye itam xool marché bi naka lay doxee ndax ku nekk itam waroo mën a jaay lu ne dafa am njëgam. ñun ànduñu ci ak ñoom ànduñu ci ak ñoom bu lu mel ni amee ñu ci profité lu leen jar fukk ñu di ko yokk loolu ànduñu ci ak ñoom mais commerce intérieur ñoom ñoo am vraiment saytu soo xamee ne dem na ba egg foo xam ne fii li ko yoon jox ministère bi xam ne am na moment boo xam ne bu fa eggee suñ bëggee jaay bu flambé am na moom benn manuel bu muy def pour mën a arrêter mën a fixer prix yi quelque temps après pour que vraiment comme li ñuy lekk état bi moom moo ko war a saytu parce que vraiment ci responsabilité am la nekk. waaw ñu wax ci leneen. ginnaaw suukar si itam ceeb bi. ne ñu ceeb bu mbay mi lañ bëgg askan bi jëfandikoo ko ndax démarche yi itam bi ñu def moom mooy démarche bi gën. man damay partager ak di saluer aussi. programme bi nga xam ne président de la République mi ngi koy def Macky Sall. waaw mais waxuñu waxu programme. waaw mais dama bëgg ñu wax exactement. danaa ñëw ci laa ñëw. waaw ndax dafa soxna si maa ngi ñëw ci li nga may bëgg a laaj. parce que boo rafet loolu li mu bëgg nañ koy defee su fekkee ne ay njuumte da ci am dama cee bëgg a ñëw. xam nga mënuñu ne ceeb bi dafa doy sëkk ci Sénégal fii ñu koy defee moo gën a jege fa ñuy importer ceeb bi di ko indi. fi ñuy importer bateau yi di ko indi Sénégal fii ñu koy defee fii ci booru Ndar moo gën a jege lan moo tax commerçant yi jënd wuñ ko loolu lañ war a laaj. ceeb bi ñuy bayee waalo. waaw li tax jënd wuñ ko te moom moo gën a jege parce que da ngay importer ceeb fay transport ñëw fay douane indi ko sa magasin durée bi muy am fii boo xëyee tey balaa ngoon nga egg fi ñu koy defaree. lan moo tax jënd wuñ ko loolu ñu war a seet parce que commerçant bi moom xaalis bi muy jël di ko jënd ji état joxu ko. mais lan moo tax commerçant yi di fi bàyyi ñu fi ñukk ceeb bi ñuy bayee fii dem. mais dañ koy jënd andi ko jënd ko sa classe ga ak ñu mel ni ñoom ñooy wax ne suñ ko andee dañ koy teg ci seen boutique bu ñëwee wàcc ko fa duñ ko jënd lenn rek moo mën a tax mu am ni compagnie ni ko caisse de précaution demoon xam ne lii rek nga fi gis su demee woon noonu quelle que soit la situation dañ koy jënd. mais est-ce que itam du traitement bi ceeb bi niñ ko waroon a traité. voilà niñ ko waroon traité moo bu fekk ne mel na na gën. vraiment conditionnement bi baax nga xam ne ceeb bi su ñëwee doo ko mën a séparer sax ak bi ñuy importer. kon yaa xëy si kenn du dem di importer. parce que kuy wàllee aan sa dëgg dafa tëggul. waaw kon da nga ne rafetlu nga démarche nguur gi. mais itam nguur gi ndax rek tëj ne ceeb bi du dugg. ba noppi itam bàyyi ñiy bay ceeb bi léeg-léeg ñu joxe qualité boo xam ne du amaana qualité bi gënal Sénégal ndax nguur gi itam liggéeyam warul woon dem taxawu ji nag. ci la war a jàpp di leen dimbale ba ceeb bi baax ba ceeb bi suñ ko defaree kenn duutu importer parce que loo koy defi soo demee importer ñëw. mais yow sa gis-gis ndax nguur gi mi ngi ci tànk yooyu. en tout cas mi ngi ci tànk yooyu mais ñoom information bi ñu war a am xam ne seen diggante ak baykat yi am na lu des loo xam ne jàpp gi ñu ci war a jàpp. lu des ak parce que xam nga mbay di ko conditionné ba mu mel ni ceeb bi nga xam ne moom la ñuy importer dafa jafe comme que dañoo am politique gu état wax ne dañoo bëgg. ci 2017 bi sax la ñu waxoon ne dañuy fexe ba li ñuy béy ci réew mi waaw li ñuy béy ci réew mi dana doy sëkk kenn dutu ko importer mais nit ki jaam ak pexe yàlla ak dogalam xëy na loolu programme la woon mais en réalité bi léegi actuellement bi won nañu li mën a am li ñu war a def mooy jàpp ci dem ci ñoom comme dañu bëggatuñu ko importer jàppale leen ñoom béykat yooyu suñu béyee ba noppi ñu dimbali leen ci ni ñu koy defaree ba suñ ko indee fii jigéen duutu wax ne ceeb bi baaxul kon kenn duutu importer ceeb parce que coono rek la ci ñun. waaw gis nañu itam ne beneen wàll ba am na ñoo xam ne am nañ jumtuwaay bi ci war ba koy jaay mais ceeb boobu maanaam ceeb bu mbay bi ñu traité ba mu normal. am na ñu bëri ñoo xam ne man jot ki
gis gi moom lañ dul mooy metti ci ñoom. waaw mais gis gi bu fekkee day metti ci ñoom loolu problème boobu état moo ci war a wax nag parce que soo nee duutuma joxe benn autorisation pour ñu indi ceeb kii bay ceeb bi téye ko fii moom itam bu mu def affaire vraiment gannaaw wéete wala gëse benn tànk nañ fexe ñoom itam ba bu ñu téyee importation bi mu bañ ñëw nañ fexe ñoom itam wax ak ñoom ba li ñuy béy muy yomb mu mën a ñëw fii ci nit ñi ñu jaay ko tam tombeeg li nga xam ne jigéen ñi bëgg nañ ko parce que kenn mënul lekk loo nit lu mu bëggul jaaykat bi itam li muy jënd muy jar rek moom lay mën a jënd voilà Cheikh Cissé ñu lay sant maa ngi lay sant man itam di la gërëm may fàttali ne yaay vice président UNACOIS jàppoo ñu doon waxtaanee lu jëm ci ceeb bi xaw a jafe jamono ji ceeb bi bàyyi ko biti réew la ñu wax ak itam suukar su mokk si nga xam ne dafa xaw a jafe ak itam leeral yi mu ci indi ñu wax ci leneen mbokk yi muy lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ak syndicat bi lëkk toppatoo li jëpp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ak itam action unitaire ñoom dañoo fas yéene daal di bank seen yoxo li ko dalee tey ji alxamis fukki fan jàpp fukk ak benn ci weeru novembre maanaam tey ci alxamis ji jàpp ëllëg ci aljuma ji lu ñu bëgg nag nee ñu dañoo waxtaanoon ak nguur gi xaatimoon seen i accord téeméer boo jël nee ñu juróom ñett fukk ya kenn toppatoo wu ko moo tax itam ñu bëgg ñu jàpp ci mbir mi Fatou Kiné Deme moo fa teewaloon rédaction bu télévision Futurs Médias. yenn kër docteur yi ci Sénégal courant ba dañu kaa coupé mu ñàkk ndox teg ci ñaari syndicat yi di 2SAU di dànkaafu beneen plan d'action la ñu teg ngir soññu nguuru Sénégal mu daal di sàmm accord yi nga xamante ne dañu ko signé woon. bërëbu fajukaay boo xoolee bañ koy coupé boo ñëwee ci état naan la mairie la boo ñëwee ci mairie ñu naan la ñun àndanuñ ko loolu dafa doy waar ci plateforme bi la même revendication indemnité yi kenn taxawu ci parce que def nañ benn étude boo xam ne wane na tooñ bi ñu tooñ ñi liggéey ci mbirum bërëbu faj yi am na yoo xam ne sax waroon nañ ci mën a avancer. lu aju ci poñ yi nga xamante ne nii moom la ñu bëgg nguurug Sénégal taxaw ci nañu ko waxee woon téeméer boo jël juróom-ñetti fukk yi taxaw nañu ci ñoom syndicaliste yi ne loolee amut. partenariat ak relation yi ñu am ak ministère de la santé di liggéey bien que am na problème am na déclaration yoo xam ne da koy yàq parce que li ma lim fii yëpp ay points yoo la kenn dara yëngatuwu ci. ñoom syndicaliste yi àddu ci meneen biir lu ci mel ni au conseil des collectivités territoriales loolee nag jàpp nañu ni yàq la ndax koppar yooyee ñu ko tëralee amoon na feneen fu mu xaj. dañoo xaw a jaaxle booy naan ndàmpaay yi ak àqu liggéeykat yi mënuma ko fay ndax ñàkk xaalis doo ñëw jël sa xaalis di ko dugal ci loo xam ne am nga kenn ku la ko war a defal ba pare. bu weesoo grève ñaari fan bii ñu fas yéene soobu waa 2SAU bëgg nañu amal ab doxub ñaxtu ci weeru décembre bi ñu dëkkmal bu boobaa nag ñu ciy woo mbooleem ñuy yëngu ci wàllu santé ngir jafe-jafe ñi jànkonteel ñu mën cee taxaw. Fatou Kiné Deme ñeneen ñuy ñaxtu ba tey bokk ci wàllum ñi toppatoo lu jëm ci wér-gu-yaram ak ordre national des pharmaciens yu Sénégal ñoom nag la ñu ne woon juguñu ca gannaaw ba ñu faatee ñaari doomu aadama ñu bokk ci ñoom fële ca Ndioum ndax kenn ka ca pharmacie ba la doon liggéeyee keneen ka itam doon wattu bërëb ba ne ñu li ko dalee ëllëg bu ci yàlla àndee aljuma 8h ba maanaam juróom-ñetti waxtu jotee ba ñetti waxtu ci ngoon dañuy fas yéene tëj lii di pharmacie yi maanaam du ñu jaay du ñu jëflante ak kenn ci wàllu woowee loole yëpp xeetu wane seen naqar la. ñu wax ci meneen mbir muy pétrole ak gaz ak plateforme avenir Sénégal bi nu bëgg dañu bëgg rek moom mooy nguuru Sénégal rawatina njiitu réew mi wax ak askan wi ci wàllu woowee tey jii la ñu amaloon ndaje ak taskatu xibaar yi wax nañ itam ci lu jëm ci mbindu mi ci liste électorale yi naka noonu carte d'identité yu yees yi ñuy defar muy carte d'identité CEDEAO kaddu yi ñu ko yëkkati ci teewaayu Alhassane Ba Martieng. bëriwut luñ leen dégg ci coowal pétrole ak gaz avenir Sénégal bi ñu bëgg ne bëggut bokk ci polémique bi ni mel plateforme bi gis ab lëndëm ci wàllum gestion pétrole ak gaz mu gis ne lëndëm joojule du bokk ci luy leeral situation bi. waxuñu ñu yeewu suba di ñu génneel ay contrat type di ko publier contrat type formulaire la rek mais da nga koy remplir su la neexee nga modifier su la neexee modifier et cetera lu ñu soxla mooy. contrat réel. président génn na benn kuréel bu ñuy wax COS-Petrogaz boo xam ne moom moo war a toppatoo lépp lu jëm ci pétrole ak gaz ñu ne nag suñu xel xaw na tey ci nu mu ko defee ndax yëf yi dafa niroog
rek conseil ministre am yooyu muy liggéey ci yeneen sujet yi. beneen mbir bi ñu àddu ci seen janook taskatu xibaar yi muy jëm ci wàllum refonte fichier électoral yi ak mbindu ngir carte d'identité CEDEAO ñu gis erreur bu njëkk bu gouvernement bi def moo di jox entreprise bi di Iris marché bi sans appel d'offre. société bi ñu ko jox société boobu ñu jox ko marché pour defar carte d'identité mu mat 50 milliards mun nañ wax sax ne lu tax ñuy wax après di laaj nit ñi 10 000 francs pour ñu wuti carte d'identité. ñu ne société boobu moom la ñu joxoon marché passeport biométrique yi nga xam ne 118 milliards te société boobu épinglé woon nañ ko ci marché boobu. plateforme bi gis ne ni processus bi di demee ci jamono ji yéex na loolu. su fekkee ni dañ koy tey pour nag di yéexal affaire bi pour que ëllëg ak si biir ñu ne parewuñu kon boog nañu reporter élection législative yi couplé ko ak présidentielle bi d'ailleurs sax danañu fekk ñu économiser xaalis. su boobaa nit ñi daañu xam ni ñuy fagaroo mais excès guñ fa. Avenir Sénégal bi ñu bëgg proposer ñu yokk commission yi ci lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz. plateforme bi sàkku ñu amal consensus national ñu créer ay institutions d'orientation et de gestion ak yeneen mbir. Alhassane Ba ñu wax ci kujje gi ak itam ni ñuy dànkaafoo ci lu jëm ci processus électoral bi ñu dëgg ma la ñu gis rek mooy dañoo jàpp ne daal bu ñu moytuwulee ay njuuj njaaj dina ci am ndaxte gis nañ ñàkk waxtaan am na ci ak yeneen ponk yoo xam ne daal dafa xaw a lëndëm ci seen bopp. front bi nag di front pour la défense de la république amaloon ndaje ak taskatu xibaar yi la ñu wax rek mooy jébbal nañu kii di njiitu réew bu Sénégal ab bataaxal ngir wax ko li nga xam ne moom moo xew te itam tey na seen xel lool Talla Ababacar Camara ñoo fa teewaloon télévision Futur Média ñu teewlu seen jàngat. kuréel ngir bindu ci liste électorale yi ak am carte d'identité ñoo ngi ko doog a sos kujje politique bi di teel a gis ay gàkk-gàkk ñu ragal di rek dina mën a jur gàllankoor ci processus électoral bi. situation bi tëba doy waar wax nañu loi boobu ñuy wax loi refonte tëba ñëpp du war a dem defaraat seen ay carte d'identité amaat seen carte d'électeur am na yu bëri yu ñu si bind nun contesté woon nun ko depuis le début ñoo ngi ko continuer di ko contesté mais lu si bees yëpp mooy arrêté ya nga xam ni ministre de l'Intérieur par exemple bind na ko arrêté ba nga xam ni tey jii soo fekkee xale nga mosuloo am carte d'identité nun ko bindee tey soo mosul am carte d'identité mënuloo dem voté ji. Manko Wattu Sénégal di njort ni sooxe yooyu yëpp dina tax rek woote yi ñu dëgmal du leer te dina naxasaay suñu démocratie. gis nañu ni ba léegi kenn xamul date bu ñuy def war nu déposer liste suñu ay liste kenn xamul kañ ñuy war a préparer déposer suñu ay liste suñu ay caution montant caution bi war nañu ko def 150 jours avant kenn xamul kañ la koy def soo fixé wul élection soo fixé wul datu révision exceptionnelle bi doo mën gérer élection wax nañu ko détaillé nañu ko bind nañu ko lettre président de la République wax nañu affaire u Sénégal yi l'extérieur yi ba léegi ngeen xamul kañ ñuy am ñoom seen ay commission administrative. donte seen i xel tey na ci manquement yi yëpp Omar Sarr ak ñooñam fas nañu yéene taxawal ay pool de veille di ñaax askan wi ñu dem bindu ci liste yi. su fekkee nguur gi dafa bëgg a jàmm am na leneen lu mu war a tëral que nii muy def. malgré jafe-jafe il faut que ñu demander Sénégalais yëpp ñoom ñu dem inscrire aussi. fii ak un mois daanu def encore nun le point daanu xool fan la inscription yi tollu. daanu xool bu baax lu ñu war a def xëy na ñu def une marche xool def benn ay meeting def ay marche partout parce que quand même mun nu bàyyi ñoom ñu yàq mbirum élection yi. surveiller élection yi dana mën superviser élection yi daan def commune daan ko def département nun en tant que parti de l'opposition ak mouvement citoyen nga xam ni ñoo ànd ak nun si liggéey bi. Manko Wattu Sénégal ci jàkkaarloo am ak taskatu xibaar yi wéy na di feddali rek di laaj ñu jëlee fi kii di Abdoulaye Daouda Diallo ci bopp ministère de l'intérieur ngir rek amal ay élections yi mucc ayib. Il faut que les gens sachent que nous
Adja Talla ñu lay sant di la gërëm ñu wax ci xibaar bu tiis di waykat bi di Ndiouga Dieng moom dëddu na tey jii yam ak fukki fan ci weeru novembre fa la ko defee ci hôpital principal bu Ndakaaru gannaaw feebar bu yàgg bu ko tëraloon moom Ndiouga Dieng ci fàttali jaar na armée def na itam formation électricien moom doomi ndem si yàlla Adja Ndeye Ngom Bambilor fekk baax fële ci diwaanu Tëngéej la mu def ci wàllu aada rawatina way fii ci Sénégal bëri na Fatou Bintou Konté moo ci dellu si waat tey jii ca Bargny ngeen baal ma fa lañ ko fas yéene jëbale boromam télévision Futurs Médias rédaction bi ci sama kàddu di ko ñaanal bu foofee mu jëm mu gënal ko fi mu jóge di masaw bu baax suñu naataango Mar Dieng bokk ci ñun ci rédaction bu télévision Futurs Médias kon ñu may xamal ni ëllëg soobee yàlla ci lañ ko fas yéene jëbal boromam yàlla na suuf foyof si kawam ponk bu mujj bu xibaar yi li ci yéene kaay yi lay doon. dal leen ak jàmm boo xefee yenn ci ay sénégalais Amérique dootul neexati ci ñoom ndax ñoom ñooñee dañoo tiit ginnaaw ba Donald Trump jëlee ndam li foofu l'observateur jox kàddu gi suñu naataangoo ya fa nekk républicain bi dafa ne woon dina amal benn fonds ngir rapatrier bépp marchand ambulant sénégalais bu nekk foofu président association bi ëmb sénégalais yi ne fukki at ci ginnaaw Trump moo doon jiite association wu marchand yi dafa ne woon sénégalais yi dañuy ñaawal seen mbedd yi kon dañ leen fay dàq Njaga Njaay jox leen kàddu ñu wax seeni tiitange Hillary nërmeelu na Trump bett àdduna wërngal këpp tribune moo xëyee loolu ci xët wu njëkk wi tey jile wax ci ñeent fukk ak juróomeelu président bu États-Unis en tout cas daal àdduna wërngal këpp mi ngi lox ci gis-gisu direct info li kenn xaarul woon nag mooy nit ñu ñuul ñi jigéen ñi ak yenn ci ay latino yi ñoo votel Donald Trump mu di ab mbetteel Donald Trump soppi discours am bi mu yëkkati ginnaaw ndamam ba tax enquête samp laaj à quel Trump se fier ban Donald Trump lañ war a wóolu li mu yëkkati ci ay kàddu mooy waxtu wi jot na ngir Amérique booloo nekk benn mu wute loolu ak discours yi mu doon yëkkati ci campagne bi ay discours yu raciste ni ko nit ñi gisee professeur Ousmane Sène Le Soleil jox ko kàddu tey jile ne yaakaarul ni coppite dina am ci coopération États-Unis rawatina ak suñu réew ku wax ba marte kenn dégluwu la nga war a bind loolu la ku jégi def l'observateur xamal nañu ni watu Sénégal bind na bataaxal bu am solo jagleel ko Macky Sall leetar ba déposé nañ ko njeextalu semaine ba la weesu ba léegi mu ñeel jafe-jafe yi am ci wàllum élection yi Omar Sarr coordonnateur parti démocratique sénégalais gis ni régime bi dafa leen di jaay muus ngir waroo ak yoon ci législative yi nag ñu ne ab tayeef lañ ci gis ndax nguur gi moom moo ko tey bëgg a def ay fraude Walf Quotidien it di wax ci ndaje bi front Manko Wattu Sénégal doon amal ñoom front bi di soupçonné ni nguur gi la mu bëgg daal mooy dàq élection législative yi ñu nar a amal ci atum 2017 Omar Sarr ak ñamu àndal lu ci mel ni ñoom Malick Gakou ne mandat député yi mi ngi nar a jeex fanweeri fan ci weeru juin atum 2017 te boobu ba léegi mënaguñoo sax jàpp date ne élection yi ci lay am Macky Sall ak ñamu àndal leer na leen naññ ni sénégalais bu ca nekk bëgg ngaa am carte biométrique CEDEAO bi te délai yi dafa gàtt loolu commission yi taxu koo bëri ñoom ñoo ko tey ba léegi waa front bee ko wax beneen mbir bu leen amal solo loolu muy Abdoulaye Daouda Diallo na leen abal bëggatuñ koo gis moom responsable APR la ba noppi ne day organiser ay élection loolu amul mënta nekk waaye ku jégi waruñu woon a yem ci ponk yooyee képp réew mi quotidien gis ni waroon nañoo wax ci mbirum Barthélémy Diaz ndax maire socialiste bi jamono ji ku jégi la gën a jege sax que pouvoir ba tax na ñoom waa Manko Wattu Sénégal waroon nañoo wane ab njàppale ci mbiru Barthélémy Diaz bi waaye lu tax defuñu ko li ko waral daal lenn la maître Aïssata Tall Sall di avocatu Barthélémy Diaz dafa ne ñoo yónnee woon nit ña ñu congu maire bu Mermoz Sacré-Cœur muy commanditaire yi dañ leen war a woo te ku wax commanditaire yi nag wax ay nit yu faree woon ci régime ba woon parti démocratique sénégalais PDS bokk ci front Wattu Sénégal jamono ji front bi bugg ñoo merloo libéraux yi di wane seen jàppale ci Barthélémy Diaz ba tax na ci mbir mi daal neutre lañ ca def waxuñu fa ñu féete Aïssata Tall Sall ne amul wër-wërloo Aïssata Tall Sall débat mooy titre journal Le Quotidien socialiste bi wax ci àtte camarade de partem mu gis ni yenn ci ay membre parti démocratique sénégalais ñu ngi jàppale Barthélémy Diaz ñenn ci ay socialiste la ñu bëgg rek mooy ñu àtte ko yóbbu ko ca kaso ba mu ne loolooy wane ni Sénégal buñ demee ba taxawal coalition lañ ca nam rek mooy daaneel ab régime du leneen muy wax it ci biir quotidien digganteem ak Ousmane Tanor Dieng ak Khalifa Sall ñu jàll ci projet de loi bi ñeel ay coppite ci cour suprême journal bi publié début ba fin première partie document bi laas ne ko jaratul coow ndax maître Sidiki Kaba désamorcé na bombe ba UMS Union des magistrats du Sénégal dafa naroon amal assemblée générale waaye dàq na ko ba jëmmi jamono lañ ca nam moon mooy xeex bu tar ngir fexe ba président cour suprême ñu bañ a yokk mandaam am na kenn ci magistrat yi nee na jamonoy Abdoulaye Wade xeexoon nañ xeex bu metti ba mu bëggee woon a yokk mandat Gibril Camara tey jëlee ñu xëy ñu ne dañoo bëgg a yokk bu Mamadou Badio Camara duñ ko nangu benn yoon laas wax ci mbir mu doy waar xewee ci diwaanu Thiès benn soxna bu wann lor la ñu ñëw këf yóbbu xamuñu fañ ko yóbbu ñu ko këf doon laaj 200 000 francs ci wàllu rançon le popérel na xaaral ma nettali yëf yi ni mu demee soxna si Kébé Samb la tudd mi ngi ëmb lu toll ci juróom beer am ñaar fukki at ak juróom kepp bàyyi ñaari doom ca kër ga bu bokk lëg bii mu ëmb ñu ne daal dafa xëy di dem hôpital di seeti gynécologue am arrêté benn taxi dugg ca taximan ba ca boppam moo ko jël yóbbu ko ci benn soxna ak
ñaari xale yu góor yu nekk ci benn oto 4x4 jëkkër ji jaaxle lool ginnaaw ba ko soxnaam woowee di laajte 200 000 yi mu dem envoyé leen ko laataa koppar gi di yegg police mi yëg yëf yi ñëw suspendre transaction bi ubbi ab enquête soxna si moom li mu wax jëkkëram mooy xamul sax fan lañ ko yóbbu te bañ koy jox ñooñu dañ koo yeew ba mu dëgër këcc ci tàggat yaram gaynde yi ñu ngay accéléré ca Polokwane démb moo doon ñaareelu séance entraînement Kara ak Saliou Ciss noppalako nañu mardi ñu reprendre entraînement bi ak groupe bi ñu dem ci sunu lomb ak Djigo préparateur physique bu Eumeu Sène mbër bi jamono ji mi ngi ci diwaanu Suisse te boo moyul mu yokk dooleem préparateur bee ko wax Djigo wax leneen ne ñoom Bombardier jàng nañ ko bu baax de xool nañu na muy bëree Bombardier du n'importe qui sax waaye nag nee na bu bésu combat bi jotee dina xam ne lépp dëgg la ñu yendoog jàmm. soxna Naata Mbaye ñu lay sant di la gërëm ci li ci yéen kaay yi ngoog mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias dig leen daje ngoon bu jàll àndee soxna Fatou Kiné Deme soxna Sarah Cissé ñu yendu jàmm.